ak taskatu xibaar ne loolee dafa soxal nag ay yeesalaat yoo xam ne dañ ko daal di war a indi ci njëg gi ci jëmale ko ci courant gi ci réewum Sénégal moom Pape Mademba Bitèye daal di xamle ni du Sénégal dong la yokkute googee daal di am ndax itam ci ay réew yoo xam ni te ñu ngi ci sous région bi dañuy daal di yokk seen courant lépp mi ngi daal di tënku ci ab commission de régulation boo xam ni kon mooy joyanti secteur bu jëm ci wàllu courant di électricité moom Pape Mademba Bitèye xamle ni kon nag yokkute courant grille yu bees yi soxalul Sénégal gi yëpp waaye dafa fekk ne lu toll ci ñetti téeméeri junni ci ay ménage daañu am ak yokkute googee niki noonu ay entreprise yu mag te it xamle ni moom Pape Mademba Bitèye ni ñi nga xam ne daanaka seen loxo jotul seenu ko gannaaw te la ñuy fay courant bëriwul ñooñu yokkute googee duñ ca daal di bokk moom Pape Mademba Bitèye di njiital Senelec ñu teewlu kàddu yi nga xam ni dénk na ko Mouhamadoul Fofana. % yooyu président def dañu fexe ba nga xam ne ñoo gën a néew doole bu leen réajustement tarifaire bi laal te loolu buñ ko xaymaa toll na ci juróom-benni téeméeri junne ak ñaar fukk famille yoo xam ne hausse bi du leen laal ñu xoolaat mu am ñetti téeméeri junne yu nga xamante ne nii hausse bi téeméer boo jël yeggul ñett luñ leen ci yokkal donc loolu buñ ko xoolee bu ñu jëlee client yu nga xamante ne nii ñooy client domestique yi yëpp téeméer boo jël ci ñoom presque juróom-ñeent fukk yi affaire bi laalu leen kon boog muy mesure sociale lu nga xamante ne nii président daf ñu waxoon ne ñu xool ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole bu leen affaire bi laal essayé nañ ko respecté. fësal na ko leeral na ko moom Pape Mademba Bitèye ñi nga xam ni te ñoom ñoo di entreprise yi daanaka dañu caa bokk ca boobu la yokkute moo ne de ñoom entreprise yi bokk nañ ci loo xam ni te njëgu ko courant gu cher lool bokk na li leen di sëngemal Déthié Fall moo ko daal di xamle ingénieur la ci polytechnicien moom Déthié Fall di député ca assemblée nationale daal dinay xamle ni kon njëgu ko courant googee daanaka xojati ñi nga xam nit ñoo yor yooyu la entreprise te it yokkute gi boo moytul mën na jural ñenn ñi sax ak tëjange ay kàddu moom Déthié Fall. tarif bu ñu tuddee tarif longue utilisation foofu dafa am K1 ak K2 K1 boobu ci 2016 mi ngi woon 79,99 après bi mu defee adresse am à la nation wax day wàññi mu dem ba 65,98 janvier 2017 mais ci même année ba au mois de juin mu jàllaat à 70,07 tey jii nii mu war amal 6% donc à partir du 1er décembre pour dem 74,27 boo jëlee gazé bi même tendance bi ngay am au mois de décembre 2016 ñu woon 116,79 francs ñëw au mois de janvier 2017 à 105,57 juin 2017 mu dem à 112,12 tey jii nii mu war jàll à 118,85 à partir du 1er décembre donc yooyu ay hausse yi nga xam ni mën na am ay répercussions ci coût de production ci yenn entreprises yi et par conséquent mën am ay répercussions ci panier de la ménagère et le coût de la vie. aar la ñu bokk it ñu nga woon ci janoo ak taskatu xibaar yi ñoom it ànduñu benn yoon ci njokkute gi nga xam ni wax nañ ko ci njëgu courant gi xamle nañ it daañu opposé wu ci anam wu mën ci doon ci courant googee ba du amuk yokkute ci réewum Sénégal Aminata Dramé moo fa teewoon. forme aar li ñu bokk fas yéenewul dellu ginnaaw ci xeex bu mu sumb jëmale ku ci yorinu ressources naturelles yi ba tax na ñu yëkkati seen kàddu naan déet ci yokkute courant bi nga xamante ni nguur bi annoncé na ko. loolu noonu moom moo tax ñun aar li ñu bokk ñuy woo saa Sénégal yëpp ma réew yëpp maanaam citoyen yëpp ñu lànk ba wut ku leen di lànkale lu jëm ci li nga xamante ni mooy yokk gi ñu yokk njëgu mbëj gi maanaam électricité bi ñu lànk ko te wane ko ci anam bu nekk wax ne kat yokk gi ñu yokk xanaa njëgu mbëj gi duñ ci ànd te duñu ko nangu. yokkute courant bi dara warul ko lu dul yorin bu nguur gi yore suñu ressources naturelles yi. contrat yi nga xamante daf ko xaatim jëm ci pétrole bi ak yeneen xeetu ballu yu mbindaare yi daf ko defoon lépp rek di ci sàmm rek njëriñu askan wi électricité bi prix bi du yokku.
tax na kuréel bii di aar li ñu bokk di bàyyi xel ci audition bi nga xamante ni doyen des juges tàmbali na ko jëmale ko ci mbirum Petro-Tim. te liñ ciy xaar moom mooy li ci tukkee wane ne kat tëddee na njaaxaanaay ba nga xam képp koo xam ne loxoom dafa dugg ci mbirum ger wala ay mbuxum wala wuruj loolu noonu kat wax dëgg yàlla ñu jàpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko def ba pare daan yi war a tege seen kaw tege seen. yokkute courant bi nga xamante ni nguur gi annoncé na ko nekk na lu nga xamante ni neexul ñu ci ëpp ci sénégalais yi loolu waral sax ñu jàpp ni tension de trésorerie bi nga xamante ni daan nañ ko wax lu am la. annonce gu yokku courant googe bu faatul it xamloo na borom kër yu bari ndax itam njëgu courant doon na lu indi jixi jaaxa ci borom kër yi jamono ji ci réewum Sénégal moom Maître Massokhna Kane bu SOS consommateur moo daal di xam ne lu ni mel jàpp na ni sax commission bi nga xam ni it moom lañ ko daal di jiiñ ne moom moo sàkku yokkute courant googe daanaka mbir mi dafa daal di bàyyeekoo ci nguur gi ñooñee nag daal di nag jëfee li nga xam nit kon moom moo di tegtal gi leen nguur gi joxoon waaye du loo xam ni dañ ko daal di imposer ñu teewlu Maître Massokhna Kane kàddu yi nga xam ni dénk na ko suñu kay naataango Ndeye Khady Thiam Tall. Sénégal dañ ko war a auditer loolu lañ mas a demandé parce que dara leeru fa dañ ko war a auditer Sénégal dafa nekk gouffre boo xam ne bii milliards yoo ci mënti def du doy te xaalis fay dugg bari na Sénégal daf daan facturer courant daf la daan jox courant pendant 2 mois yónnee la facture muy 3 mois nga soog a fay léegi avec prépaiement bi nga xam ni woyofal la ñu koy généraliser di ko imposer nit ñi parce que li tax mooy Sénégal dafa bare ay charge ba mu ëpp loolu dañ ko mas a wax Sénélec c'est gouffre à milliards la maanaam milliards yoo ci mënti solide du doy lu tax parce que charge yi dafa ëpp Sénélec nii mu mel nii ak direction générale ak fukk ak juróom benni direction ak ay chef de département charge yoo xam ni bañ nañ ko ba employé Sénélec yi duñu fay courant comme ñoom 10% la ñuy fay donc am na ci ñoo xam ne sax dañuy louer seen kër ak seen compteur xam ne 10% la ñuy fay donc yooyu yëpp daf ci am te askan wi sonn nañu. ñu daal di wax ci tout tànk yi nga xam ne dañ leen fekk ci daara gu nekk ci Ngañ ci diwaanu ko Louga ñu daal di leen di takk goo xam ne daanaka metti na it sénégalais yu bëgg waaye itam ab plateforme boo xam ni it ñu yëngu ci ak yelleefu doomu aadama ñoo ci daal di tënku metti na leen lool seenu sàkkuteef naka lenn la moom moo di daal di jël xale yi nga xam ne ñu ngi leen di maltraité ci yenn ci ay daara ñu jëlee leen foofee waaye itam képp koo xam ne yaa ngi def lu ni mel ñu daal di lay tëj ci kaso bi Mamadou War ñu teewlu kàddu yi nga xam ni dénk na ko suñu naataangoo Fatulaay Mbay Diop. tubaab yi yeew nañu arab yi yeew nañu jël nu jaay nu comme jaam suñu gisee lii ki nga xam ne dafa yaakaar ne moom xale bi moom xale yi ba nga xam ne dem nañ ba nga xam ne di jàpp xale di jéng kooku yoon war na la daan te daañ ñu laaj ku nekk ñeneen ñi fan lañ nekkoon di seetaan lii dan lay takk loolu yaakaar naa ne état bi dafa war a sanctionner mosoon na fi xew Jurbel préfet bi jël responsabilité am ba ñu jàpp ñooñu commencé ñu def pression ñu bàyyi leen. ku war a téye parce que tey ku taxaw fii ne dañu war jéng xale war na yoon war na am ci yow lu mu war a wax ou bien nit ñi dem wax ak yow. dafa war a contrôler fépp fi nga xam ne nu ngi jàngal xale dafa war dem xool yan condition lañ fa nekkee. te yu jigéen yi daal dina ñuy amal ab atelier boo xam ne door nañu ko atelier boobee nag dañoo war a xool place su soxna yi ci li ñu duppee budget programme ci atub 2020 bi nee ñu nag dañuy sàkku loolee ñu daal di cay am place bu baax a baax rawatina soxna yi nga xam ni dañuy dund ak kuk laago Awa Guèye mooy présidente bu collectif bu femmes parlementaires yi ñu teewlu kàddu yu mu dénk Cheikh Ahmed Tidiane Seck Abil Dia. dañu dajee ak technicien wu ministère des finances et du budget. comparé nañu commission des finances élargie ba pare ñu tasee ak ñoom ndax rapport bi nga xam ne ñu ngi ñu koy yónnee depuis 2017 ñu xool ci biir rapport boobu ci genre bu ñuy wax nag respecté nañ ci genre mooy budget bi nga xam ne mooy koom-koom gi nga xam ne moom la ñu war a saafara li nga xam ne mooy jàngoro askan wi ñu xool niñ ko séddalee ndax jigéen ñi am nañ ci wàll bu doy góor ñi am ci wàll bu doy xale yi am ci wàll mag ñi am ci wàll personnes yi nga xam ne c'est des personnes handicapées ñoom itam ñu am ci ay wàll.
dañu daal di dem ci commune bu Mbao foofee nag foofu askan wa ñu ngi daal di dund ak ndox mu salte te bon boo xam nit wax nañ ci lu ne ngir mu daal di saafaraw rax ci dolli kon nag nee ñu ay ndox mi ngi daal di bàyyikoo ci ay usines yoo xam ne dafa daal di wër seenu gox googee jooy nañ ko fu ne amuñ ci saafara ab régate bu ñu doon amal édition bu njëkk ci la waa Mbao profito yëkkati boobule njàmbat jàpp ne autorité yi buñ ko déggee daañu leen ko saafaraal nu mu gën a gaawee ay leeralu suñu naataango foofee Idrissa Diémé. fukk ak ñaari écurie bokk nañ ci biile édition régate bu Mbao mu nekk guléet sax ñu koy amal foofee sax wàllum aada nekk lu ñu gënoon a fësal. jégalu ci boobule élément des na si ñëwaat suñu yeneen jotaayu xibaar dañu daal di wax ci tàggat yaram laata ñuy sóobu ci yenn kaay gi dañu koy daal di dooree ak itam ak Mali nga xam ne dañ faa bëgg nag jàmm ak koppar tax na ba collaboration des fédérations sénégalaises ak bu malienne daal di lëkkaloo ngir amal nag benn tournoi international bu savate bokk suñu war ko amal fukki fan ak juróom ci weeru décembre fii ci stade Sadio Marius Ndiaye ci réewum Sénégal ne ñu nag bëgg nañ ci it participation juróom ñaar ci ay nationalité ca boobu leen ndaje leen ci ànd ak ay leeralu Sadio Abibou Ka ak Babacar Sow. Sadio Abibou Ka jàppandi na kon ñu daal di teewlu Sadio Abibou Ka. mu jot a nekk ñaari yoon champion du monde ñeel savate boxe française waaye itam nekk champion du monde kickboxing boxeur bi di franco-malien di wuyoo si turu Mohamed Diaby dina rek jonganteel ci final bi ak russe bi di Luri Jambikora. ab russe la bu taxaw moom sax nekkoon na champion ca dëkkam ci at wile lu tolloog ñaar fukki at maa ngi yëngu ci lu ni mel am naa chance itam ay coach yu mag di ma entraîner physiquement itam taxaw naa bu baax ndax lu ëpp lu may def mooy jëm ci wàllu spécificité saa su ne nag maa ngi entraîné ci club IMK. catégorie yu ci mel ne moins de 60 kilos moins de 75 kilos ak itam moins de 80 kilos ñoom ñoo nar a jongante final bu championnat du monde de savate boxe kii di njiit bu confédération africaine bu savate boxe mu ngay rek àddu lu tax ñu nar a amal final yooyee fii ci Sénégal. Sénégal bokk na ci wàllu savate bi bokk na ci réew yoo xam ne ñoom ñoo indi savate bi ci biir Afrique ndaxte. suñu compatriote ki ñuy wax Philibas moom depuis 79 moom moo dugal savate ci biir Sénégal dugalali ko ci biir Afrique donc Sénégal nekk na ci biir fédération internationale réew boo xam ne am na ci quand même taxawaay. Dakar nag fas yéene dalal bu njëkk championnat du monde ñeel savate boxe française mu nekk ab discipline bi nga xamante ne dina rek tax pratiquants yu sénégalais yi gis ci seen bopp. lan mooy savate boxe française te it nag lan moo ko wutale yeneen discipline yi laaj boobee la Mohamed Diaby di ci jéem a tontu moom nag moom mooy champion du monde bu ñu amagul juróom-ñaar fukki kilo ak juróom ñu teewlu kàddu yi nga xam ni becc na ko ci micro Sadio Abibou Ka ak itam Babacar Sow. La savate boxe française c'est un sport de combat. savate boxe française ab sport de combat la sport boobee dañ ciy jëfandikoo tànk ak loxo yëpp ay dem mu di discipline bu particulière ndax kat ki koy jëfandikoo day sol daal loolee mën a doon arme waaye itam day tax nit ki rek mën a am appui puis loolee sax mën a am impact ci coup bu muy joxe bi am na beneen grand tournoi itam bu ñuy woowee KFWC boobu nag boxe chinoise la day sélectionné meilleur boxeur yi ci àdduna bi. Une ceinture. ñu wax ci mondial bu beach soccer Sénégal nag mi ngi daal di joué jongante bi nga xam ni te foofee lay jaar qualifié wala mu daal di ñibbisi si réew mi seen diggante ak Émirats Arabes Unis lay doon sunu gaynde yi nag bokkoon ci groupe boo xam ni dafa daal di serré daanaka ñëpp daal di tolloo ay poñ situation boo xam ni war na mën a tax ñoom gaynde yi ñu mën a concentré wu bu baax a baax ngir mën caa génn ngir mën a am qualification googee kon gaynde yi faw nag ñu daal di dóor Émirats Arabes Unis googee ngir mën a wéyal aventure bi ca boobule mondial jongante bi 19h15 lañ ko daal di jàpp ci waxtu ko réewum Sénégal ñu wax ci Ligue européenne des champions juróomeelu bëccëg bi daañu ko amal niki tey tàmbali ko diggante Real ak itam Paris Saint-Germain lay doon dip derby bu am solo Juventus war a dalal Atlético Madrid FC Bruges moom Galatasaray lay dem fekki Olympiakos it daal dinay fekki Tottenham niki ëllëg kon ñu war a wéyal juróomeelu bëccëg
bëccëg googee war ko daal di ndar kepp ñu daal di jaare fii tënk ndar kepp xibaaru tàggat yaram beneen ponk bu mujj bi li ci yéen kaay El Hadj Ahmed Aïdara. taalibe yi nga xam ne kon nañ leen a takk fële ca kokki day coow la jeexagul de déedéet sur quotidien en tout cas am na ci juróom benn caay doomu aadama yoo xam ne day waaw caay bi féete na leen ginnaaw la ilaha illallah le quotidien yéene kaay ne daanaka jamono njaayu njaam ña la loolee lañ leen doon def ay pratique esclavagiste la la wax yi nga xam ne kon ñu ngi ko doon def nag taalibe kon fële ca boori kokki ge waaw ma ne la sëriñu daara ba day daal dinañ koy yeew moom tam takk nañ ko dee caay bi féete na ko ginnaaw mandat de dépôt Cheikhouna Gaye lay wuyoo ñu koy wooyee xaadim waaw mook ay complice am day ni ki suba kon lañ leen di ate la ilaha illallah te gis nga nag bu ñu sukkandikoo ca presse Afrique waaw dama ne la ay ndaw yoo xam ne kon ñu nga dëkk ca benn village boo xam ne nag Guet-Ardo lay wuyoo toll ci ñaari kilomètre kon laa lay wax ni digganteem ak Njaañ ñooñee ñoo boole na kon gaaña day ak procureur mu daal di fay yónni nag gendarme ya waaye gis nga ma ñu yegee ca biir day moom gendarmerie bu kokki waaw fekk nañ ca biir daara ja xale yi nga xam ne kon nañ leen a yeew laa la wax bawal taalibe yi day nga xam ne nañ leen a takk nag maanaam kon foofee ca kokki waaw lu ci tolloo juróom ci ay xale fekkaat nañ leen ca biir daara ja laa lay wax ni ñu daal di leen yeew la ilaha illallah waaw lii lan la dama ne la Serigne ba Khadim Gueye day waaw mook ay complice am defeere na tribunal ba Alioune Sall day ma nga woon ca tribunal ba démb laa la wax Sud Quotidien scandale di coowal pétrole ak gaz ba la ginnaaw nag déglu bi nga xam ne kon maanaam doyen des juges daal na koy déglu day waaw Alioune Sall ba mu génnee dane waxul de Alioune Sall kay waaw dafa zappé presse bi laa la wax bu ko neexee tribune yéene kaay ne dama ne la gis nga dossier Petro-Tim doojee waaw léegi nag tëj nañ ko bouclé nañ ko Alioune Sall laa lay wax nii moo mujjee ba mu génnee day ndiiraanu journaliste ñoo ko wër laa la wax monsieur le maire Guédiawaye ne leen malheureusement mënuma ko je ne peux pas mënuma ko Babacar Mbaye Ngaraaf ci sursa waaw nee na gis nga waa nguur gi waaw coowal pétrole bi bëgguñ dëgg gi feeñ déedéet dama ne la bëgguñ mu leer laa la wax parce que bu ñu bëggoon mu leer ñi nga xam ne ñoom ñooy ndeyu mbili gi les personnes clés waaw danañ leen déglu parce que Abdoulaye Wade mi ne danañu ko déglu Karim Wade danañu ko déglu Nafi Ngom Keïta danañu ko déglu Mayeni Jones journaliste BBC ba danañu ko déglu Baba Aïdara danañu ko déglu inspecteurs yi nga xam ne Macky Sall moo leen sat doon enquête ba day kon danañ leen déglu Babacar Mbaye Ngaraaf yemu ca parce que waayu Guédiawaye ja day nee na gis nga boo leen gisee Souleymane Ndéné Ndiaye maanaam demul wuyu ji bëggu caa wax parce que bëggu la dugal kii di Alioune Sall laa la wax li yee dëgg gi ak Franck Timis waaw critique yéene kaay ne enquête Petro-Tim joojee Franck Timis day la buur di wër wantit moom la ñuy wër de yéene kaay Pape Sarr ba ne waaye nag am na ci ab délégation Franck Timis koo xam ne day Timis Corporation waaw boo xam ne nag mooy ñëw ca Ndakaaru ngay jël Jóob ngir wàllum enquête bi la tribune yéene kaay ne ko waaye nag jàppal ni day dossier Petro-Tim joojee daal di nañ koy boucler de Alioune Sall moo doon tëjoon baal ba waaye jàppal ni léegi day gis nga attekat bi am na ñaari yoon yu war a mën a jaar am na ñaari possibilité bu njëkk ba mooy yóbbu mbir mi ci kanamu tribunal ba rek jugement ñu daal di kon jugé ñaareel ba mooy jëlu kay ordonnance yemale fi lépp non lieu waay Samba ñu daal di tëj na kon dossier ba waay Samba waay Babacar Mbaye Ngaraaf na leen déggoo leen ma de maanaam nguuru Macky Sall gi moo bëggul dëgg gi leer ci coowal pétrole ak gaz bi lée waaye bi laay suul gaz du ko tereexe évidence yéene kaay ne gis nga coowal gaz boobee Petro-Tim waaw Aliou Sall foo bien bu ga seli Seydina Fall Babacar Mbaye Ngaraaf nee na mbir mi dafa war a leer looloy dëgg de li leer ba leer yéene kaay gi nee na am na nag ñenn ñoo xam ne day da nga ca Géejawaay ña ngay taxawal ab kuréel naan plateforme la ngir jàkkaarloog ñi nga xam ne deru Géejawaay Babacar Mbaye Ngaraaf ne leen gémmeñ ko waxul dëgg wax fen loolay dëgg Géejawaay ñaar a yàq seen der laa la wax ñaar nañ leen tudd te dee muy Alioune Sall mi ne ci pétrole bi ak Bougazelli mi ci faux billets moom Bougazelli moo mee tribune yéene kaay nee na néeg bi nga xam ne maanaam moom la Khalifa Sall nekkoon day la ñu ko jox la sabab lu ni mel nag mooy feebar